ne combat Ama ak Franc taxaw na derby Pikine ak Parcelles fa nar a neex li neexut ci Cheikh Yérim Seck journaliste mooy émission bi mu def fan yi ca TFM l'évidence yi ne kaay nee na émission bi dafa pare mais askanu Sénégal dafa ñëw téye Cheikh Yérim Seck di ko vaar yu ñaaw ci réseaux sociaux yi yow seetal xam nga Cheikh Yérim Seck fa yàgg a wax Ousmane Sonko wax ju ñaaw bind na fi livre wax na fi fa wax gën a ñaawee ci Sonko ak waa Pastef yi ci jamono bi fi Macky Sall nekkee président léegi nag comme nguur ga jeex na keroog Pape Ngagne Ndiaye fa ko laaj na ko waa yow du yaa fi taxawoon wax ne waa Pastef yi duñ mës a am candidat ci wote yi Cheikh Yérim Seck na ko musuma ko wax gars yi dem andi vaar ba ñu dégg ko muy wax jàkkaaroo may mun a nduur fay na ko li yóbbu Sonko du fi bàyyi Jomaay mboolem ku bokk parti Pastef doo nekk candidat te tey loolu amut gars yi na ko waxoo dëgg la ca gën a reetaanlu nag gars yi fa ñoo seetlu na léegi Cheikh Yérim fa bëgg a soppali ko ab oustaz askano alayhi salaatu wasalaam la doon nettali ci turu arab ya na mu ko doon liiree fa ngay ree ba bëgg a dee ndax maîtrise du doon tur yi la mu maîtrise ba wax ñu ko moom point acte yéen kaay mooy fa xam benn taalibe boo xam ne fa faatu ñàkk bakkanam ndax fa lab ci ab bassin yëf yaa nga amee ca Touba di dëkku diine baneen dëkku diine bu nekk ci naqar ak tiis mooy Medina Baye Niass Kaolack ndangaan doomu Baye Niass bu ñu wax Cheikh Mouhamadoul Mahmoud Ibrahima Niass moo wàcc liggéey ca Ndakaaru ba tax Medina Baye taalibe yi njaboot gi seede gi benn la ci julliteem ci xam-xamam ci bëgg alquran tel ko mokkal lool ci mbaaxam ci ñaanal ko yàlla xaare ko aljana te yokku leeram yàlla na leen yàlla yërëm soo leen ko bàyyee day mu sell mi waaw mu leeral suuf si le maa la ko wax laaste premier ministre Ousmane Sonko day waaw daal dinay joxe ndigal day ndigal la primature la jógee waaw ngir ñu daal di dakkal nag lépp loo xam ne kon xeetoo na ak yenn ci ay opération foncière ci ndigalu président waaw yenn ci ay gox yoo xam ne ci doonu Dakar Ndiaye Diop gi lée ak ca Ndar ñëf yéene kaa gi ne dama ne la directeur général Descos bu bees nii Amadou Ousmane Ba waaw la mu bëgg daal mooy fi nga xam ne foofee la ay ñoñam laje ay prédécesseur am échoué waaw moom day dafa bëgg am ndam waaw kon nag jàpp leen ne kon travaux lotissement BOA Ousmane nee na dak lotissement hangar pèlerin Ousmane nee na dak lotissement recasement 2 Ousmane nee na dak ci aéroport Ndakaaru Ousmane nee na dak lotissement Esbos ci VDN bi ci Ndakaaru Ndiaye jël Diop Ousmane nee na dak lotissement Eugène 1 Ousmane nee na dak lotissement Eugène 2 Ousmane nee na dak site de batterie ba nekk ca Yoff kale Ousmane nee na dak terme sud ca Wakaam Ousmane nee na dak pôle urbain de Diacksao Bambilor Ousmane nee na dak ci titre foncier 11651 ma ne Ousmane nee na dak pôle urbain bu Deni Ousmane nee na dak bu titre foncier 14337 laa ne Ousmane nee na dak Pointe Sarène Ousmane nee na dak te mu nekk ca zone hors Sapco dama ne Ousmane nee na dak lotissement Ndiobène Gandiol Ousmane nee na dak te mu nekk ca titre foncier 136 ca Ndar Géej Saint-Louis du Sénégal dama ne Ousmane nee na dak bés bi la journée dama ne dakkal nañu suspension la ak nañu ko opération foncière yi nekk ci yenn ci ay gox de waaw waa Descos kay nee nañu saraax dugg nañ kon ca mbir ma les fa yéene kaay ne dëgg la Descos monte au front ngir xeex nag ak jafe-jafe yi nga xam ne ko nemmee ko nañ ko day ci yenn ci ay gox waaw ginnaaw nag dakkal bi nga xam ne gouvernement bi day daal di ne koy dakkal nag yenn ci ay boo un bail deux boo la ilaha illallah ak dakkal yenn ci ay chantier yoo xam ne day dañoo nekk ci yenn ci ay gox yoo xam ne dañoo jàpp ne dafa sensible waaw rawatina nag wàllum littoral bi lée ma ne léegi nag Descos daal dina ñuy jóg de yenn ci ay litige foncier Ousmane nee na dakk sursoane gis nga cool suuf si la ci Dakar Ndiaye jël Diop ca Thiès ak ca Ndar waaw day yàgg rek waaye day maar di taali bombe à retardement la xam nga ministre des finances ak budget waaw jaare ko ñet ci direction générale des impôts et domaines dañoo jëloon ab dogal day ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril ba la ñu génn waaw ngir dakkalagum ay dossier ci wàllum suuf soosé ñaar fukki gox ak ñett yoo xam ne day coow la laal na leen diggante Ndakaaru Ndiaye jël Diop Thiès ak Ndar ñaar fukk ak ñett yooyee dogal bi génnaa démb fukk ca ñoom bokkaat nañ cax Direct News ne gis nga wàllum suuf si la waaw dakkal bi nga xam ne nag maanaam ñu ngi koy dakkal opération yi day ci yenn ci ay gox fii ba ñetti weer ay téeméer ci ay ndaw yoo xam ne day ci chômage la ñu dem de danañu ñàkk seen liggéey de maar di taali waaw te gis nga primature day jaare ko ci Descos fa seenee dakkal nag yenn ci ay liggéey ci biir réew mi lée yenn ci ay entrepreneur artisan ak képp koo xam ne nag maanaam yaa nga doon yëngu ci wàllu woowee nelawatoo la ñuy laajte kay mooy fi mu nekk nii seenu ëllëgu suuf si lée doy na waar yëral yoor yéeni kaay nañu Macky Sall day ñu ngi koy laam-laamee de nekkoon procureur Serigne Bassirou Gueye waaw Macky Sall da koo neexalee lu tolloo 4109 mètres carrés ca waxi naan Nimzaat waay Samba ci coowal Adji Sarr yoor a ko wax de du samay kaddu ay waay lii tamit mbaa jàmm la jàmm de la ilaha illallah maa la wax lii moom itam xëy dikkaat ci meneenu mbir mu ne
ne nag li nga xam te moo ñeel wàllum actionnaire yu Abdoulaye Sylla contre les dirigeants de E-Media di kërug tasukaay xabaar googu ne la face cachée du dossier le parquet a saisi la sûreté urbaine pour enquête ñoom nag daal dinañuy dem enquête ci mbir moomule dans sa plainte contre Mamadou Ibra Kane ak Alassane Samba Diop Easy Holding bu nga xam te Abdoulaye Sylla moom moo ko nag la nga xam te xam ne na ko daal moom mooy noone nga xam te yëkkati woon na ay kopparam dugal ko ci kër googu nga xam te moom moo di E-Media ñoom nag dañu ko wor jamono ji leen ndax nag ñoom yëkkati nañu ay koppar yu tolloog 855,356,917 francs CFA daal di koy génne ci li nga xam te moom moo di kër googee di E-Media dugal ko ci génneenu kër goo xamante ni ki nga xam te moom moo di Mamadou Ibra Kane Alassane Samba Diop ak Boubacar Diallo ak Mamadou Ndiaye ñoom ñoo ko bokk te loo xamante ni nag jaarul benn yoon loolee nag tax na ba ki nga xam te moom moo di actionnaire bu groupe E-Media boobu ne daal di jël dogal nag yóbbu leen ci fa mbaxana doone benn ki nga xam te moom moo di Mamadou Ibra Kane mi nekkoon njiital groupe de presse boobu yi tamit tontu na ko mu ne am d'affaire boobu nga xam te moom moo di Abdoulaye Sylla Ecotra ci yeneen ñi nga xam te ñoom ñëpp nekk nañu ay actionnaire ci mbir moomu leen la ñu bëgg jamono ji mooy daal di liquider groupe E-Media ki nga xam te moom moo di Alassane Samba Diop nag la nga xam te wax na ko ci mbir moomu ne mooy ki nga xam te moom moo di Abdoulaye Sylla daal na joxe ay preuve ci li nga xam te nii mu ngi koy wax jamono jilee ni dëgg la li dagara ngi xeeñ ca Sabodala ndax liggéeykat yi nag ñoo banque seen yoxo dinuj fas taxa cag morom ma heure supplémentaire yu ñu sàkk te ba tey ji fra daal di xëddeen donte nag gars yi nee nañu atub 2016 la ñu signé woon ab xaatim déggoo waaye ba tey ji daal seen koppar yi kenn fayu leen ko l'observateur na réew mi daal yëngu na te lu yëngu lu ne lu ko yëngale ko ëpp doole te lii nag moo wër ndom waxtu wi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax bu dee société civile bu Sénégal ñu ngi ci bii boor accident yi ca bee boor mbëkk mi dikk ne ko tëll entreprise yi nekk ci jafe-jafe ci réew mi ba ci ñàkkum xëy ndaw yi ne ko rajax ginnaaw lii lépp opposition bu Sénégal daal desuñ ca gannaaw lii nag doon pression dëgg ci njiitu réew mi Diomaye Faye turbine yéene kaay ne gis nga mbëkk mi ci réew mi le lu coow li bëri lu ji njàk daal nguur gee njàk ndax ginnaaw coow li lépp loxom génnu ci yëgle kaay bi ne jubal ak juba digg ñu woote version port daal ci njiitalu Waly Diouf Bodian ginnaaw bu mu daxalee convention et partenariat ci presse bi moom njiital port gu yees gi ko port gu bëri nag la jël jox ko benn xaritam boo xam ne promoteur la lii dëgg la les économies borom taxawu Sénégal Khalifa Ababacar Sall amal ndam ndaje waxtaan ak gaay mi ci taxawu Sénégal tey ma ngay waajal nag coalition wu rëy ngir jëm ci élection législative yi ñu dëg ma ci réew mi lee yëgle kaay bi ne nga yëg nga ñàkk ñëg moom Khalifa Sall daal nee na du lang ak Diomaye ak Sonko ndax coalition bi muy samp ci réewum Sénégal daal opposition bu Sénégal daal la ci àndal bari na ay xale yoo xamante ni laa la wax fi mu toll nii tembe ñi ngi taxawaalu ci mbedd mi di ay xale yu jigéen daanaka ñoom ñëpp laa wax téeméer boo ci jël daanaka ñaar fukk ya wala fanweer ya ba ñeen fukk ya jàpp juróom fukk ya laa wax dund nañ lu doy waar ci mbedd mi tët xale yu jigéen yi nga xamante ne ñoo nekk ci mbedd mi di taxawaalu te amuñu fu nu jëm mbaa sax bu nu ko amee du tee bu nu xëyee ci mbedd mi la ñuy dem yalwaa nekk ñaanaka tàllali loxo jëf yi nga xamante ne moom la leen sàmba boo yëg way ñaaw téef yi di def ci mbedd mais yéeme te doy waar li ëpp ci ñoom ñii dañ leen di yàkkataan àgg seen kaw yëgle kaay gi naan man ñii ñuy nangu seenu koppar yëgle kaay gi naan man ñii nag waxaale ba juboo ak ñi nga xamante ne ñooy yegg seen kaw maanaam di jaay seen bopp seetal ma lii lu mu doon di mbir moo xamante ne laa wax ña ngi ko gën a nemmeeku ca Ndakaaru Njaay jal Jóob ca Kédougou foofa oora fa ne xale yi jigéen yi taxawaalu ci mbedd yi mooy xale yu ndaw yi laa wax de waxuma ñoom ponkal yi nga xamante ne dañuy fëng ni dëng ni mbaam nay leer yi may wax daanaka ñooy ñiy muuru di wër di yalwaa nekk tàllali loxo ci mbedd mi li ëpp ci ñoom sax dañoo fekkul baax ci réew mi ay étranger lañu seetal ma lii ay waay jigéen nu muy yalwaane rawatina gon ci réew mi moo mag ñi sax a ngi yalwaan di jox ma lu ma jënd la goney ordonnance jox ma lu ma jënd la goney reer mbaa sax dépense bàyyiwuma ko ca kër ga sama càmmoñ jàppale ma bari na luñ koy dégg ci réew mi. Le sort de la Falémé attire l'attention du soleil. La Falémé est tout simplement à l'agonie d'après le confrère qui relève une bombe écologique et un péril sécuritaire et cite notamment deux rapports scientifiques qui alertent sur des tensions communautaires latentes. Sur l'international, retenez la prestation de serment du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, réélu le 29 juin dernier pour un second mandat de 5 ans. Il a promis de lutter contre la corruption et de travailler pour l'autonomisation des jeunes. Et le Soleil de signaler que le président Bassirou Diomaye Faye a assisté à cette investiture. En sport, la presse parue ce jour, notamment Le Soleil et Sud Quotidien, renseigne que Maniang Ndiaye, Salissar et Yves Bourris seront en lice ce vendredi dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024. Après 2 jours d'absence sur les aires de compétition, les athlètes sénégalais seront à nouveau en lice aux Jeux de Paris. Ils seront en effet 3 représentants du pays en judo, en athlétisme et en canoë-kayak. Justement, Maître Abdou Karim Seck, l'entraîneur de Maniang Ndiaye, rassure en ces termes: nous avons l'avantage psychologique.
Restons avec ces JO, avec les 2 rescapés africains du tournoi de football qui vont continuer de faire rêver le continent. Égypte et Maroc jouent ce vendredi les quarts de finale des JO, selon Stades, le quotidien du sport. Ceci avec des chances réelles de qualification en demi-finale, respectivement face au Paraguay et aux États-Unis. yi saytu wàllum ñam bi nga xamante ni dafay dugg ci biir nit ñi bu ñu àdduwul ci li nga xamante ni jamono bii moo xew Sénégal làmbaay dina ñaaw ndax nag jamono bii ñu ngi ñuy xamal ni que nag dafa am benn boisson bu nga xamante ni dafa dugg ci biir réew mi boisson boobu nag nekk ab boisson énergétique bu nga xamante ni dafa rax alcool waaye itam sax dafay dem nag ba daal di tàkkalikoo nit ki ak sagom daal di koy excité loolee sax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko xamale rek moom moo di association de protection des consommateurs et de prévention des addictions ñoom nag jamono bi ñuy dànkaafu ña nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum ñenn meeg ñaay bi ngir ñu mën cee taxaw ndax ñag ñoom leen rek la ñu gis moom moo di boisson bi nii bu ñu moytuwul dina faat ay bakkan yu bëree bëri ndax nag am na ay effets secondaires yu nga xamante ni gis nañ ko foofee ne ci diwaanu Côte d'Ivoire mu daal di koy amal ndax nag ay góor ñu bëree bëri ñii ñàkk nañ seen bakkan ñii itam am ci problème insuffisance rénale wala nag kilifa yi nga xamante ni daal ñoom ñoo nekk ci biir réew mi bu ñu deful ay contrôle ci biir boutique yi ñu gis ay jeunes yu bëree bëri ñàkk seen bakkan lu bëree bëri ñu bëri sax ci ñi nga xamante ni ñoom dañ ko utiliser ñoo ngi ñuy xamal ni que ñu ngi koy jël te jamono bi nga xamante ni dañuy bëgg a sëy ak seeni soxna loolu nag ñu bëri sax jàpp ni léegi loolee weesu na ab boisson waaye nag ab drogue la bu nga xamante ni dañ koo def ci boisson bi ngir gën koo mën a yombalal ña nga xamante ni dañuy bëgg a drogué mbaa itam sax excité wu ngir mën a jot seen bopp saa su nekk bu ñu bëggee sëy gannaaw nag mere bu futt bi nga xamante ni ñoom ñii di livreur yi ñu tuddee leen ay cag-cag amal nañ ko ña nga xamante ne nag ñoom ñoo ki nar a dugg rek moom moo di ay marchand ambulant ñoom ñaar sax daanaka jamono bi def ab kuréel bu nga xamante ni dañoo àndandoo ku nekk nag di wax li nga xamante ni moom moo naqari ci réew mi ñoom marchand ambulant yi nag ñaawlu baax a baax jëflu bi nga xamante ni jëflu nañ ko jëmale ko ci ñoom di leen jëlee ci yenn bërëb yu nga xamante ni ñoo ngi ko doon jaay di ki suturlu ñoom nag leen rek la ñu bëgg moo di nguur gi gën leen bàyyi xel ndax ñoom itam projet bi des ñu ci ginnaaw waaye ca boobee jamono itam nag ña nga xamante ni rek ñoom ñooy yëngatu ci wàllum livraison ne ñoom itam daal dañoo sonn dañoo damm dañoo taay ndax nag lu ëpp ñeenti weer a ngi nii daal amuñu jàmm amuñu salaam ndax nag la nga xamante ni moom moo di ay contrôle yu dul jeex waaye itam yenn saay sax ñu leen fayloo ay junni ak ñaar téeméer yu nga xamante ni loolee dañ koy daal di joxe ñu bëri ñoom nag jàpp ni loolee nag mënatul wéy ndax nag ay borom kër lañ yu nga xamante ni daal dañoo bëgg ñu may leen jàmm may leen salaam leen itam am na moo di bu dee itam dañ leen di wutloo ay kayit det ñu wax leen ana fan lañuy dem ngir wut ay kayit yu mat sëkk waaye nag dootuñu nangooti nag saa su nekk rek bu ñu xëyee nangu la nga xamante ni loolu lañ war a yóbbu ay dépense ci seen i njaboot ñu bëri saa itam dem bañu rek nguuru Sénégal gu bees gi bu dee daal dañoo bëgg a dakkal la nga xamante ni moom moo di wàllum livraison fii ci diwaanu Sénégal nañ leen jox ay xëy yu bees bu ko defee ñu mën a noppalu benn yoon daal di nekk ci yeneen domaine ca aéroport international Blaise Diagne nag foofu itam lu ëpp ñaari téeméeri ci ay passager jamono bi ñu ngi foofu ñoom nag daanaka sax amaguñu ay vol yu nga xamante ni moom moo leen di yóbbu am na fa sax ay xale yu nga xamante ni ñoo ngi ñuy xamal ne que jamono bi dañoo feebar waaye itam sax ñeneen ñi itam daal xamuñu sax ana kan la ñu war a mën a waxal loolu lépp nag nekk ay jafe-jafe yu nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci ay partenaires yu nga xamante ni ñoom ñoo waroon yóbbu ñii di passagers yi ngir ñu tukki lu ci mënti am taal itam direction bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofee ci ay BD di dalal rek xelu ña nga xamante ni ñoom ñooy war a tukki di leen jaajëfal ne leen kat nañu xaar lépp lu nga xam ne daal ci ay jafe-jafe daañ ki taxaw ba mu jeex tàkk. Rapproché de l'hôtel 0 étoile, voilà probablement le sort de certains dignitaires de l'ancien régime, si on en croit en tout cas l'évidence ce matin, le journal, en tout cas de révéler fin des audits, transmission de rapports au parquet, rénovation de prison, ces hommes de Macky Sall, qui vont ou encore qui iront en prison. Détoile, waouh. En tout cas, ça sent le dans les tchayas de certains dignitaires de l'ancien régime, si on en croit l'évidence quotidien, l'autre quotidien, qui s'intéresse bien entendu à l'actualité, à l'actualité politique de l'heure, c'est Walf Quotidien. Le journal du groupe Walf Fadjri, en tout cas, de révéler ces lois liberticides, toujours en vigueur. De quoi s'agit-il exactement? Walf Quotidien de retenir et faire retenir offense au chef de l'État, atteinte à la sûreté de l'État, terrorisme et entre autres lois liberticides, toujours en vigueur, d'après bien entendu le quotidien du groupe Walf Fadjri. Cependant, dans Vox Populi, c'est Maître
Maître Pape Mamaye Diokou, avocat avocat international sénégalais inscrit au barreau de Paris qui monte au créneau. Pourquoi faire? Pour dire le chantier, le chantier le plus urgent. Le chantier le plus urgent, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale et élire de nouveaux députés qui seront en phase avec la vision du président Bassirou Diomaye Faye. Bon, Maître Pape Mamaye Diokou, membre de Diomaye président, qui exige Raking Taktaf et Johnny pour ne pas dire la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans Vox Populi, l'observateur sous sa part de nous livrer une interview de Youssou N'Dour. Bon, Youssou N'Dour se livre en son et en sens. Voilà le titre qui barre la une de l'observateur dans le journal. L'homme évoque l'émigration, les jeunes leaders en Afrique, la dette et entre autres sujets de l'heure. À l'heure actuelle, ce qu'il a lieu de retenir de l'interview signée Youssou N'Dour dans l'observateur porte sur un fait clair. Comprenez, il y a une nouvelle Afrique qui n'acceptera plus le dictat de qui que ce soit. Que dire en tout cas sur ce propos de Youssou N'Dour dans l'observateur sinon waaw gorwaay diwaanu Daara Jolof wax ci sàccum jur bi nga xamante ni tere naa nelaw askan wa fa yeewoo loolu nag sax moo waral gendarmerie daal di amaloon taxawaay bu mat sëkk fan yi ñu weesu diggante 26 jëm 27 juillet bi weesu nag waxtuy 2 heures du matin ñoom nag waa brigade gendarmerie daal di teg loxo ñeent samba boy yu nga xamante ni daal dañoo ñëwoon ci ab benn bërëb bëgg fa yóbbu ay jur yu bëri loolu sax li leen njëkk a feeñee moom moo di ab 4x4 bu nga xamante ni dañ koo gaare woon ngir fas yéene roñ ay jur yóbbu leen foofee ne ca diwaanu Touba Mbacké jaare leen foofu yóbbu leen ca diwaanu Dakar ndekete yoo boobu nag fekk na gendarmerie yëg na lii di plan boobee ne mbir mi sax daanaka biñ leen tegee loxo ñoom ñeenti def ko te ñaawteef yooyee ne li ñu xamal rek moom moo di am na saa itam yeneen nit yu nga xamante ni ñoom ñoo doon lëkkaloo ngir def ñaawteef yooyee ne ca mujjantal ga nag ñoom buñ leen yóbbee sax ca kanamu procureur dañ leen daal di placer sous mandat de dépôt di leen toppee association de malfaiteurs vol en réunion commis la nuit avec moyen de locomotion ak boobu nag ñu jàpp def ko du ñaawteef yooyu sax tax na itam askan wa nga xamante ni ñoom ñoo yeewoo foofee ne ci diwaanu Daara Jolof am benn soulagement bu mat sëkk ndax nag ñoom nee nañu jamono bi kent ñoom ñametul woon def li nga xamante ni moom moo di yar ay jur gannaaw nag def ko du ñaawteef yi may lu ñu leen woon jàmm may ñu leen woon salaam. bu dee waxtaan wi nu def ci yaay booy fu ne la ma nit woowee fu ne nit woowee la ma fu ne ndeysaan Ahmadou Kara sama xarit bi woo na ma Papa Diop Mali Bamako bari na ñu ma woo bari na fu ne la ma nit woowee ni ma tey waxtaan wi nga waxtaan man mii nga ko waxtaan la yaay kat buñ ko fonkul xawma ci réew mi lu nuy fonk waaye tey li may waxtaane mooy xale yi taxawaale ci mbedd mi rawatina gone yi jigéen yu ndaw yi nga xamante ni man de jommi na certes taxawaalu gi moom du ma ko accepter kenn xale bu jigéen bu ndaw wërta taxawaalu daa war a xool nu mu def ba jàng wala xool nu mu def ba jàppale yaayam ci biir kër gi waaye li ci ëpp nag non du ay sénégalais nay leer la plupart dañ leen di jël muur leen jox leen pot wala kaas ni leen dem leen yalwaane gone yi ndaw yu tuuti toll ci seen digg gone waaw ñi am ay 12 15 jàpp 16 am ci gaa yoo xamante ne ay samba boy leen yoo xam ne ay ball puy de leen ay bitéel yu amuti saañ ñoom jéemunoo daw wuti dépense yóbbu seeni kër jéemunoo teral seen soxna jan bàyyi ci seeni kër jéemunoo teral seen yaay yanu bàyyi ci seeni kër lu dul di topp ñooñu di naxtaan di jël seen xaalis ñii di leen naxtaan di leen tëddee am ci ñoo xamante dañuy wax ak ñoom bu jubóog ñoom fay leen tëdde leen harcèlement yi yuuxu yi ci mbedd mi gone yi di ko dund mu métti ay waay dinañ ci wax nag waaw moom faaw nu def ci ay tegtal ak jàmmoo nag waxtaan ci suñu Abdou Salam Sarr lii nanu ci wax Amadou Papi Mourake Khadija Rasoul koddu Baye Dame Njere njool sama njool mi waaye sama doomu baay bi waaye yow ndaanaan bi rek waaye Fall Njaga yaaram sunu naar bi lii dinañ ci wax nag borom bës bi lii nañ ci def telek ay tegtal ak jàmm waxtaan ci bàjjen xuja maa ngi lay nuyu bu baax a baax yow itam jar naa waxtaane di bàjjen xuja kay man lii dinañ ci waxtaan nag baax na
am na lu ma diggee maa ne képp ku commentaire ma tudd saw tur kon nag jot mbokk yi xarit yeeg dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askanu sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. dikkati naa. dalee na jàmm. lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal, bonjour. Chers jeunes de Enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay si mu leex mox la li xew ci réew askanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw Ahlan bikum. mais da ngay seet loolu rek. mbaa yéen a nga ca. seet ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah. yendoog jàmm. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëbati. bon que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm. tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que Diomaye Sonko te Sonkoy Diomaye boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàkkin ci ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah.